jot na ba toftal fanweeri simili ak ñaar ñuy jéggal bu baax a baax ci yéex door gi xibaar yi li ci gën a fës dina bokk ca askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca ñàgg ca département bu Tëngéej ca jamono yi nag mer ba futtu la ñu def jëmale ci Descos wi nga xam ne jàpp na ne yenn ci ay makkaan yu fa ne dañ ko war a rek daal di rajaxe askan wa ne rek lu ni mel bu ñu koy amal daañu jaar seen ak kaw gis ngeen leen noonu ñu takku ba dëggal syndicat autonome des travailleurs des chantiers naval nag digganteem ak itam direction bu Dakar na mu mel ni nag rataxul benn yoon ndax itam liggéeykat yooyee li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di jox seen àq ak seen yelleef ci barabu liggéeyukaay boobee nag seen ak gëdd la ñuy sàkku grève intersyndicale des routiers du Sénégal boobaak léegi gis ngeen ne ñi yëngu ci wàllu dem ak dikk bankoon nañ seen i ay yoxo waaye lu ni mel mu mel ni nag mujj nañ koo dakkal ginnaaw janook seen ak ki nga xam ne moom lañ dénk wàll wi di ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ponk yu bëri daal nañ koy waxtaanee waaye tam lu mu ci mënti doon daañu ko yeggali bu ñu duggee ci rek ayu bés bii lee ñu dëkkmal mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon ñu dëkkee ca ñàgg ca département bu Tëngéej nag jamono yi nelawatuñu ba yandoor ndax itam Descos wi nga xam ne moom moo taxaw seen i ay xeef rek jàpp ne daañu toj ci yenn ci ay makkaan yu fa nekk ña fa dëkkee itam jàpp ne lu nu mel bu ñu koy amal daañu jaar seen ak kaw ba tax itam ñu amaloon ab ndaje ngir fësal seen ak mer Salif Sow ak Asmalik Diop ñoom ñoo taataan seen i ay kàddu ñu seetaan. dañu dëkk fii Daaru Cubb fekk fi suñuy wayjur nekk fi dëkk bi lu ëpp 50 ans da dëkk bi 1949 lañ fi dëkk mu nekk village biñ fi nekk amul courant amul ndox dara wër ko ba tey jii ñun ñu dëkk suñuy wayjur dëkk ñu toog ba mu yàgg ñu yónnee ñu ay convocation mu def depuis 2017 ñu xamal ñu ne kër ñu dëkk ñun moomuñu ko te si ab d'après li ñuy jàngalee village bu nekk am na nombre d'hectares boo xam ne moom la couvrir képp ku fa dëkk si jamono yu njëkkee jarul ñu lay laaj ani sa kayit jow si village nga bokk téye sécurisé jamono ju nekk ñu ngi ñuy persécuté du ñuy ne ay convocation yu dul jeex. juróom benn fukki at ak ñaar yàlla may na ma ko ci ay fan kii taxaw ni sama wet sama mag la ñoo bokk ndey ak bàyyi man fii laa fere ci dëkk bii fii nu taxaw tey di waxtaan ak yéen di jàmbat suñu naqar maa jigéen jaata moo ko moom. nun nag duñu doon doomu Daaru Cubb gis ay doomu aadama jóge ci àll bi ñoo bëgg noo toroxal nu di ko seetaan danañ ci dem suñu kartan suñu kéemtalaay kartan danañ ko ci def ba fa mën a yem. Macky Sall li wax ñëpp dégg nañ ko nee na réew mi coowul suuf li bari na te suuf yi baadoole yi nañ leen bàyyi ak seen i alal. li ñu bëgg nag mooy nañ ñu won kayit foncier bi nekk nañ tribunal ñu ne tribunal amul mook femme bi ma jigéen jaata ñu ne tribunal amul li ñu bëgg nag mooy ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba nañu leeral gars yi nañu leeral non dañoo bëgg ñu leeral mbir mi. coowal suuf ba tey ca diwaanu Tëngéej ci tam ñi nga xam ne notable lébu yi nag jàpp nañ ne duñu nangu kenn koo xamante ni day caxateeg seen ak suuf ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma Descos mi ñu jàpp ne lu ji njaak moom mooy njaak ba tax itam ñoom ci seen bopp boobule collectif amaloon ab daxu ñaxtu wala bokk ab ndaje ca diwaan bu Kunun dañuy teewlu nga xam ne moom la ñu dénkoon seen i ay kàddu ngir rek mu jottali ko askan wi. balaa mu doon gën a neex nag. ñii taxaw fii bëgg a sàcc suuf si nu taxaw mën a jàmmaarloo ñoom dunda ba dee la te dañuy interpeller directement nag le président de la république Macky Sall lii xew si Tëngéej na ko président Macky Sall wax jàmm mën a am rawatina nag waa Descos un agent de la Descos da nga ñëw pour arbitrer da nga ñëw pour atte waaye waxuñu la nga ñëw na nga ne da ngay génn ay rayon ani Descos ak génn rayon ani Descos ak aménagé ani Descos ak lotir Tëngéej rek la xewee day jeex nag lébu yi bu ñu nax seen bopp nanu génne barki dem ba ñëw naa fi ñene lébu yi daw nañu ma ne la lébu yi maa ko jiite ani lébu wax daw guy gi nag ku ko yëkkati ku ne di nga ko jiin ñoom ñi ko yëkkati daañu ko jiin duñu daw duñu ragal Descos boo waxee ñu ne dañ lay tëj ba demal si kaso bi nanu tëj nooy reyanteex ñoom ba mu jeex tak lii nu moom dinañu ko jël.
mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bu ñuy door yi lay jotaayu xibaar syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals nag ñoom ñoo mer ba futtu jëmale ci direction bu Dakarnave ndax itam jàpp nañ ne ak yelleef bi nga xam ne moom lañ leen war a jox ci barabu liggéeykaay boobee nag joxu ñu leen ko la nga xam ne itam tàggatémb na fa bari na ba tax ñuy sàkku ak ndimbal fii ak ay bés yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal am ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko Abi Faye ak Modou Diop ñoom ñoo ñu fa teewaloon. ñaar fukki at ak juróom ñuy xëy fii ci Dakarnave ci anam yoo xamante nit jéggi na dayoo lile metti na leen lool waral na itam ñu jóg fippu te it di ñaawlu doxalinu seen njiit yi. suñu priorité mooy taxawu liggéeykat yi à ce que ñu mën a respecter seen dignité waaw suñu condition de travail ak suñu condition matérielle waaw li ñuy liggéey foofu parce que nit bu mu liggéey il faut mu xelam mën a dal. waaw et vraiment on rencontre ces genres de problèmes là suñu société. liggéeykat yi ñu jox leen seen ak seen yelleef lu war la waaye seen entreprise bi Sénégal daf ko war a jël daf ko moomilu boppam maanaam mu nationaliser ko loolee bokk na ci seen i mbébét ak i yeneen waral na itam syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals jóg fipp. convention bi ñu teg convention mécanique générale convention boo xam ne arrangé wuñu tey arrangé wuñu ëllëg ñun ñu ngi defar ay bateau non seulement avant la privatisation l'État devait penser à la convention de réparation navale pour ñun ñu mën ñoo fay suñu prime de salissure ba pare figurer ko ci bulletin de salaire bi en même temps y a des rappels de 8 ans yoo xam ne war nañu ko fay contrat de concession yaa ngi portugais yaa ngi jeex ñun lu ñu xalaat en tant que travailleur mooy ñu nationalité société bi nekk une société sénégalaise bénéficie di dugg dans la caisse du Sénégal. ñaax président de la République daal di ko ñaan mu jàppale ñu. président de la République am na ay projet ci port de Ndayane pour recevoir ay bateaux yoo xam ne ñoo ëpp capacité. ci diwaanu Pikine ñoom ñuy duppee seen bopp SATNAV la ñu amal seen ñeenteel congrès ordinaire waral na itam ñu am thème goo xamante ne xool ëllëgug liggéeykat ya nga xam ne ñoom ñooy jóg di yeesalaat li nga xam ne moo di bateau yi fii ci Sénégal waral na ka nekkoon njiitu syndicat ba tabaat nañu ko ngir mu jiitewaat leen. jërëjëf Habib Faye cant ak ngërëm ñeel na la ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi doon amal ab grève jamono yi nag daal nañuy teggi seen ak conco di intersyndical des routiers du Sénégal nag ginnaaw ab waxtaan mu jibee ci seen digganteek ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement naka noonu itam ponk yu bëri daal na ci waxtaanee bañ ca noppee xam lañ ne ay bés bi leen ñu dëkkmal ginnaaw ëllëg yeneen ni ponk itam dañ ko tegaat ci taabal bi ngir rek xam fu mbir mi di mujjee ñu teewlu reportage ba Mohamed Samb ak Younous Diatta. syndical bi par ma voix en tant que porte-parole nag laa wax levé nañu moo d'ordre bi. maanaam kon ci gàttal waxtaan yi ñu doon amal diggante ñi nga xamante ni ñoo di gréewkat yi ak ministère bi nga xamante ni moo leen yilif dafa mel ni am na saafara bu ci jugee moo di rek ñoom ñi tàmbaliwaat nañ seen liggéey ci dimanche bi ndax gréew bi jeex na li gën a am solo nag ci waxtaan yi ñu doon amal. moo di ñu fexe ba wàññi poste de contrôle routier yi. gannaaw UEMOA dafa wax ne dëkk bu nekk 3 postes de contrôle fixe nga war a am ci sa territoire ci sa corridor te gannaaw Sénégal signé na directive boobu kon boog mën nañ jàpp ne dinañ def loolu wàññi poste de contrôle fixe yi yóbbu ko ba 3 postes de contrôle fixe mooy am. waaye nag contrôle sécuritaire bi nga xam ne police daf koy def gendarmerie di ko def douane di ko def kooku nag mënut a ñàkk. benn ponk nag boo xamante ni jamono ji ñoom ñaari pàcc yi ànduñu ci moo di njëg ñuy fay ci wàllu peese gi te ñu nattu ko ci ñaari téeméer. dañ cee wax plusieurs réunions bu ñu mënti defoon nañ ko nañu bàyyi ak suñu 2000 francs gouvernement bi nee na ñoom ministère des transports ministère des finances ak Afrique ñoom ñoo signé ñoom ñett. comme ñoom ñett ñoo signé ne leen topp ñun signé wuñu war ñoo topp bu ma lee dañ moo ñu gënal bu mënul dañ nag xam nga nu ñuy defam nañ fexe ba oto boo xam ne bi nekk en règle défaut dépassement de poids 2000 francs yooyu bu ko fayeti. ngir gën a mun a dooleel kaaraange gi ci kaw tali bi moo tax daañu amal ci région bu nekk benn kër buy yëngatu ci wàllum saytu gi ñeel tali bi. ci kilifteef gouverneur de région force de défense et de sécurité moo xam police moo xam douane. moo xam gendarmerie def benn say di defandoo contrôle bi. bu dee ni nag seen jegeñaale ñi nga xamante ni jot nañ leen a teg loxo ci jamono bi ñu amal bile grève kii ñu dénk kàddu intersyndical bi nag
di Gora Khouma moom nag mu ngi jeexal coow li tey xamle ne yoon dina def liggéeyam waxtaane nag ñoom ak ministère bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi ci kaw suuf si jeexagul ndax talaata bi daañu ko wéyandi ngir gën a mun a xam ana yan dogal la ñuy jël ñeel ñaari téeméer yi ñuy fay ci wàllu peese. beneen ab waxtaan woo xamante ni daal dañ koy door ngir xam yan dogal la ñuy jël ca diwaan bu Sabodola foofee nag société minière ya mu mel ni la ñu jël ca suuf sa bari na ba tax askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo daal di tiit ca seen ak ëllëg jiit bu bokk moomeel ba ak itam jëwriñ ji dénk wàllu mine ak itam géologie nag ndaje wa ñu ameloon xool ana lan saafara la ñuy teg ca wowle diwaan Ibrahima Jabaxate. société minière yi indi na jafe-jafe ci wàllum suuf ci arrondissement bu Sabodola tool yi bëri nekk nañu moome société yi yëngatu ci wàllum wurus loolu moo waral sax autorité municipale yi yëkkati seen kaddu jàmmale ko ci société yi pour ñu jàppale askan wi. tronçon Bembu Sabodola suñu yéene mooy ñu bitumee ko donc ñu ngi ñaan gouvernement bi ak partenaires yi ñu dimbali ñu ci loolu donc ci wàllu terre bi aussi dafa am tuuti difficulté parce que gisement ñi ngi law donc loolu dina wàññi espace agro-pastoral donc. ci teewaay kii di Omar Sarr di ministre des mines et de la géologie direction SGO jël na engagement pour jàppale askan wi. nag affaire parce que mine aussi day jël suuf parce que suñu activités yi am na fosse yu bëri yoo xam ne ñu def te fosse yi am na fu ñuy teg xeer yi ak yooyu loolu monsieur le maire wax nañ ko. dégg nañ ko loo xam ne ñun ñu ngi siy liggéey guddi ak bëccëg balaa sax mu koy wax wala ñu koy commencer projet xalaat nañu lu ñu jël nañ lañ koy remplacer te fii yàlla may nañu aussi am na suuf bu doy suuf bi am na qualité suuf bu ñu jël si population koo xam ne jël nañ toolam wala lu mel noonu dinañ ko xayma joxaat ko beneen parce que loolu mooy priorité joxaat ko beneen tool boo xam ne mun na si liggéey bu ëpp njëriñ jox ko semence ak yëpp compensation yu mënta. waa ministère des mines ak autorité administrative nekk fii ci diwaanu Kédougou fas yéene nañu bàyyi xel bu baax a baax ci engagement yi nga xam ne waa SGO jël nañ ko pour jàppale askan wi. yeneen loo xamante ni daal nuñ koy biral ca wowule ndaje Ibrahima nag mu di moom Omar Sarr ba mu ca noppee wax na ci doxalin wi nga xam ne askan wa yeewoo ca Niafrang nekk ca département bu Bignona ñu ngi koy doxalee jamono yi daal di dëddu lépp lu soxal exploitation bu zircon bi moom Omar Sarr di xam ne rek ne lu mu ci mënti doon dañoo war a toog daal di koy pencoo ñu teewlu kàddu yi. aussi rencontre nu déjà ak ña nga xam ne ñoo représenté population yi xool nan leen mën a jàppale bay ñu projet bi mën a am xam loolu nag il faut que ñu waxtaan xool nan ñuy définir nan ñuy sélectionner beneen entreprise ba nga xam ne dana mën a def étude d'impact environnemental boobu ñuy wax su ko defee ba pare ñu gën a waxtaan ak population il faut que ñu waxtaan suñu waxtaanul population yi mine mënul am fii il faut que ñu dem waxtaan parce que mine mënul am sans ñu waxtaan ak population yi population ñooy war a nangu ñu ànd ak ñoom ñu defar mine yooyu donc daan waxtaan donc ak population yi foofu si Bignona yaakaar na ne mën leen jëriñ société zircon nekk si zone boobu et su leen waree jëriñ ñu daan waxtaan ak ñoom bay société bi mën a am mais mu jaar yoon. ñu àddu ci lu soxal wàllu wér-gu-yaram mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb juróomi doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñetti test yi ñu def nag téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am juróom-ñaar fukk ak ñett ci ñoom nag di ay cas contact téeméer ak fukk ak ñett di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoom ñoo xamante ni nag am nañu waame mi te xamuñu fan lañu ko jëlee bu ñu noppee fii ci Ndakaaru dëgmal ca Ndar Géej foofee nag ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca quartier bi di Jawling nag ñoom ñoo daal di manko doon wenn say li ñu bëgg moom moo di mbas mi daal di leen di abal ca woowule diwaan rawatina cas communautaire yi nga xam ne duñu xam rek fan la leen di toppee ca diwaan bu Ndar Ousseynou Diop. see Jawling bu Ndar daal di amal lu jëm ci wàllu consultation gratuite yi lu mel waaye tamit jox askan wi ay masque ngir ñu mën a xeex lii di coronavirus bi rax ca dolli di leen di xamal feebar bi na nga xamante ni moom lay lore askan wi rawatina ci diwaanu Ndar Géej ñoom nag nee nañu jamono jile ñëpp dañu war a taxaw nekk benn. li may lancé rek mooy ñu respecté mesures yi nga xam ni moom la gars yi wax ñu takk masque yi raxasu ba set comprendre nga respecté distanciation yi loolu daal je pense que vraiment bu ñu ko defee mbas mi dina wàññeeku daal. ci kàddu ko parrain wu seen bis yile
xeex bi léegi kenn ku ne da nga ko war a def sa mbiru bopp laataa ñu koy songandoo moom mu jàpp sax ni jamono jilee Ndar géej ak kaa yi ni mu gënee bare war nañu delloo si nañ ko tàmbali waatoon ci biir kër yi askan wi itam daal di soppi yenn jukko yi. Ndar ñi ngi compter seen ay dee malheureusement kaa yi mi ngi yokku kon may ñaaxaat askan wi nanu dellu ñu takk masque yi jigéen ñi ci biir kër yi nanu jëlaat satala yi def ci ndox jël eau de javel ak saabu yi tekk ci buntu kër yi ku dugg ñu raxas sa loxo ba mu set ndax fi mu ne nii mbas mi ñun ñoo ko mën a xeexal sunu bopp. district sanitaire bu Ndar jàpp ci liggéey bu nu mel ñaax askan wi ñu mën a moytu feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus. li ñu def nii tamit yombul mën naa ne ñëpp bu ñu ko doon def mu nekk ay activités communautaires ñoo xam te ne dinañu may ñu mën a wax ak askan bi directement wax leen ni ñu mën a def pour moytu mais ni ñu mën a def pour teel a jóg tamit balaa safaan bi di am parce que fi mu toll nii yaakaar naa takku jóg na te takku bi nag ñu ko war a commencé ci biir koñ yi ci biir gox-goxaat yi. ndaje bi may na askan wu bare ñu ñëw seet seen wér-gu-yaram ci quartier bi di Njawling waaye tamit ñu gën leen a ñaax ñu moytu feebar bii di coronavirus ndaxte ci diwaan bi jamono jile mbir yi mi ngi gën a takkarnaase. beneen feebar boo xamante ni nag bëgg nañ mu abal askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca diwaan bu Thiès fii ak atum 2030 di paludisme ba tax itam kuréel wa nga xam ne moom moo fa sampe daal di jox yoxo ay bàjjenu gox yoo xamante ni rek daañu leen jàppale ca wowule xeex ñu teewlu docteur Sène wi nga xam ne moom moo di coordonnateur ba Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñoom ñoo tataan ay kàddoom. ñu nekk nii dafa nekkoon at bu xaw a doy waar ci ñun ci wàllu xeex sibiru bi parce que dafa dëppoo ak jamono goo xam ne tey coronavirus bi moo lëmbee adduna bi mais suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr joxoon ñu ndigal ne bu ñu fàtte ne sibiru bi tamit dafa nekk fii nañ jël matuwaay yëpp ba fexe ba lépp lu ñu sóoraale woon def ci at mi ñu fexe ba jël ay matuwaay pour mun ko def. boo xoolee tey jii sibiru bi wàññeeku na bu baax a baax ba nga xam ne ñi ngi am yaakaar ne fii ak 2030 Sénégal dina tàqaliko ak sibiru. parce que tey bu ma la waxee ne 2021 bii ñuy dugg dafay nekk tàmbali suñu nouveau plan stratégique mooy document la boo xam ne lépp lu ñu war a def fii ak juróomi at yii di ñëw ci lañ ko tënk donc activités yi nga xam ne moom lañ daan faral di def nañ ko continuer mooy continuer di xeex sibiru parce que tey Sénégal dafa bëgg fii ak 2030. mu tàggaliko ak sibiru loolu nag bu ñu ko lan moo ñu koy mën a may mooy matuwaay yi nga xam ne ñoom lañ doon jël ñu continuer ko bi ci njëkk mooy wàllu sànke yi waxoon naa ko sànq que ñëpp di tëdd di sànke loolu dañ koy continuer que nit fu mu mën a nekk. Pastef nag di dajale ay koppar jaarale ko ci xarala yu yees yi ngir rek am yoo xamante ni daañu mën a wëyal seen i ay activités naka noonu itam ministre de l'intérieur daal di génne ab bataaxal wala boog ministère ba di xam ne rek ne képp kuy dajale ay koppar ci wowule anam dëppoowul ak article 3 bu loi numéro 81/17 ci 6 mai 1981 nag nga xam ne moom moo ñeel parti politique yi naka noonu itam ngeen baal ma ñu daal di koy coppi ci loi numéro 89/36 bu fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum 1989 nga xam ne rek day aaye mbir mu ni mel ku ko def itam mën nañoo tas sa parti politique ngir daal di dëppook li nga xam ne moom la ñu biral ci article 4 bu alinéa 2 bu loi bu atum 1981 naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wow les partis nag ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye li mu xamle moom moo di jamono itam daañu waxtaan ngir rek am benn kaddu ci rek bataaxal boobee nga xam ne ministère de l'intérieur daal dina koy fësal du ñàkk suñu yeneen jotaayu xibaar dañu leen dégg ñoom waa Pastef. ay at a ngi ni nag diwaan bu Casamance di wéy di dund ay jafe-jafe lu ci mel ni wàllu courant ndox ak itam xàll wa nga xam ne askan wa dañ fay faral di jaar ngir rek daal di doxi seen ay activité naka noonu itam jàmm ja nga xam ne bëgg nañu mu daal di fay sax ba tax ab kuréel daal di lëkkaloo ngir rek daal di wéyal mbir mu ni mel dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon seen ak kàddu Babacar Diassi moom moo ko taataan. ñi nekk ci département bu Bignona nekk zone bi nga xam ne daanaka moo gën néewle wàllum développement fii ci département bu Bignona bi ndaxte foo ñi soo ko déggee rek nga xam ni dund nañu lu métti ci crise bi nga xam ne mi ngi am ba léegi fii ci Casamance wante taxul population yi ñu ngi taxaw am posture bi nga xam ne wàllum développement moo leen tax a jóg ak jàmm bëgg nañ jàmm bëgg nañ développement soo waxee développement rek ñoom population yi bëgg nañu am courant bëgg nañu am ndox eau courante comme ni ñu koy waxee ndoom robinet bëgg nañu am tamit li nga xam ne loolu mooy ay hôpitaux ay yoon yu baax loolu yëpp wax nañ ko mais ñoom dañ nar a seetaat seen bopp ñoom ñi ko bëgg
lan la ñu def pour mun a bénéficier si loolu ñu nar a xoolaat seen bopp revoir ñoom seen situation ndaxte si ñoom am na ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñi ñëw pour dagg bant bi am na ñi nga xam ne ay complice la si ñi nga xam ne ñoo ñëw di béy yamba ñoom dañu nar a xoolaat seen position bugg mën a laaj état pour mu jouer partition pour développement mën a dugg si fii loolu su amee je pense que loolu moo mën a provoquer rapidement mu gën a gaawee développement bi si diwaan bi du ñu xaar lépp si état mais ñun ñoo nar a joxe d'abord exemple état fekk ñu si. ñu wax ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu tàggat yaram AS Douanes nag daal di dóor CNEPS bu Thiès nag ñetti bal ci ñaar ci première journée bu Ligue 1 bi bañ ca noppee ñaari entraîneurs yi nag ku ci nekk daal di ngay yëy yàbbi seen i kàddu Cheikh Sadibou bu Diarra moom moo ko taataan ñu teewlu. CNEPS mën nañu ñu renverser situation bi mën ko mu égaliser mais dutawuñu du ñu tëy parce que xam nañ ne lu ñu entraîné ak suñuy certitude du ñu jouer rek. bañ a topp CNEPS lu mu dugal en premier mi-temps parce que dafa ñëw 4-4-2 ak ñaari grand di jouer de longue balle jeu direct de dévier ñun on a fait ça mais mënuñu ko def parce que Samba Sadio maa ko sut il fait même pas 1m80 donc duñ ko defee on se perd du suñu football donc on a posé le jeu ou décalage yi ou de les différences chercher les relais parce que relais yi du gàttee rek ñu on se retrouve donc loolu lañ def en deuxième mi-temps gëm ko aussi parce que c'est mental genre de victoire yi c'est mental. ñun li ñu am ci occasion yi ñu waroon dugg su ñu amoon ay joueurs yu am expérience comme Douane dinañ leen dóor au moins 5 buts tey parce que bi ñuy football 10 minutes rek ñu raté na ñetti bi yoo xam ni football kat du ko raté mais nag comme dañoo am ay xale bon yoo xam ni ay ndaw la ñu ngi commencé dugg ci championnat bi yooyu mën nga leen ko may parce que dañuy defe ni il faut door du foo toll dóor mu dugg wala yooyu bien que da nga koy wax sax mais suñu duggee leneen la ñuy def. mais li ci nekk rek mooy équipe bi ci continuer ni mu footballé bon am naa ci satisfaction. Amadou Ba moom moo nekkoon ci li nga xam ne moom moo di caméra bi ligue régionale bu taekwondo ca diwaan bu Tambacounda ñoom ñooñu nag ñoom ñoo amaloon ab don de son li ñu bëgg moom moo di daal di rek muccal yenn ci ay doomi aadama yoo xamante ni soxla nañ li nga xam ne rek moom moo di deret ñu teewlu reportage bu Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. ñi yëngu ci wàllum arts martiaux daal di amal benn bés boo xam ne dañu doon maye deret loolu nag dañoo seetlu banque de sang bi nekk ci hôpital régional bu Tambacounda saa su ne dafay farataal di ñàkki deret yooyu nag buñ ko amul dafay am ay jeexital ci ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci maternité wala ci yeneen i bërëb yoo xam ne dañ koy liggéeyee ci biir hôpital régional bu Tambacounda. Fédération sénégalaise bu taekwondo ak waa Precious nekk benn association boo xamante ni day œuvrer ci don de sang. moo taxoon tey jii nii ci suñ côté ici à Tamba amaloon nañ fi don de sang bi tey parce que ñu ngi koy amalee ci Sénégal bi yëpp gën a mën a sauver ay vie parce que maye deret moom soo ko defee rek jàppal ni sauver nga vie parce que dafa doon loo xamante ni amul benn pharmacie bu ñuy dem vraiment di ko fa jaay doomu aadama yi rek ñoom ñoo war a mën a génn maye deret pour ñu mën a sauver ay vie fexe nañ ba am lu mat ay 50 poches de sang yoo xamante ni vraiment collecté nañ ko. Tambacounda nag seetlu nañu bi mbas mi tàmbalee ak ndege ni bëri na ñoo xam ne dañ daan doxal seen bopp di dem ci banque de sang bi léegi dafa wàññeeku waaye nag loolu itam am na ay jeexital ba tax banque de sang bi ngir mu am ay deret yu bëri ay poches de sang yu muy garder ko ngir bu fekkente ni am na mbetteel bu am ci wàllu urgence ñu mën ko jëfandikoo loolu léeg-léeg dafay sooxe ba tax nag askan wi war a gën a mën a ruggi seen i jaaji di jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci banque de sang bu Tambacounda. Moussa Omar Gueye diwaan bu Tambacounda cant ak ngërëm ñen la mbokk yi foofee la ñu jaar daal di yëkkati jotaay bi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média Ibrahima Kane dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak programme télévision Futur Média ñu fanaan jàmm.